waaye balaa may tàmbali sama wax dinaa njëkk a dànkaafu Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci tappale yi mu nekkee ci réew mi muy lenn ci fonctionnaires yi ak lenn ci magistrats yi. réewum Sénégal boo ci génnee politique muy Benno Bokk Yaakaar ñaar yi koy yàq actuellement mooy lenn ci fonctionnaires yi ak lenn ci magistrats yi saa yi ma koy waxee nag seen xol di bëgg a dagg waaye lu ne fang lu ñuy essayer démontrer sénégalais boo laaj mu wax la te dama faral di wax ni fonctionnaire sa grade nu mu kawe ab nit dong nga di ab citoyen magistrat sa grade nu mu kawe ab nit dong nga di citoyen te fañ la teg askan wi di la fay pour nga def ab liggéey dafa am charte ñu tëral ni nii nga war a doxale saa soo ko wàccee rek mérite too maslaxa ak yow wala ñu naan dañ lay respecté parce que yaa njëkk a xotti worma réew mi lenn ci hauts fonctionnaires yi ak lenn ci magistrats yi ànd ak Benno Bokk Yaakaar te liy firndeel seen lënkaloo ñoom mooy lan tey Yewwi Askan Wi kan la amal problème administration la amal problème ak justice direction générale des élections ministère de l'intérieur ak conseil constitutionnel la ñu amal problème waaye ñan ñoo leen di tontul Benno Bokk Yaakaar boo moytul balaa 22h ñu woo leen ne dañ ñuy tontu te ñun amuñu seen jot parce que ñun ñi jël ay décision ci ndigalu Macky Sall pour éliminer suñu liste de manière injuste et illégale de manière anticonstitutionnelle ñun ñooñu la ñuy waxal waaye saa soo leen tuddee kan mooy tontu Benno Bokk Yaakaar mooy tontu loolu moo wane seen lënkaloo tey amul sénégalais bu mu ump administration Sénégal ak justice su Sénégal dañoo los gombaanu dañoo nërmeelu waaye dañoo dem jébbalu ci Macky Sall lu mu leen wax suba bu ngoon jot loolu la ñuy def ñooñu noonu nag laay waxal Macky Sall mi leen jiite Cheikh Abdou Bara Dolly nañ ko ba mu dem këram gis nga ay waxu Macky Sall institution est-ce que Macky Sall institution bu jar a respecté la institution bu jar a respecté dina wàcc Sénégal ba di dem di toog ak ñoo xam ne lenn rek lañ leen mën a mandargaal mooy saaga mën nañu saaga nga dem taxaw ak ñoom naan da ngay suuri rek yu ñàkk fayda yoo xam ne kenn xamul lu mu doon kon institution Macky Sall su dee institution la nit la di père de famille di jëkkër di doom ni mu mënee fay ay nit ne leen dem leen saagal ma Ousmane Sonko dem leen saagal ma Macky Sall dem leen saagal ma Khalifa Sall ak keneen ak keneen te boobu ba léegi déggu leen ñu wax ndax yàlla may nañu xol yu yaatu ba ñu mën a dëkku waaye boo xamee ni sa xol moom ak benn grain d'atome ñoo tolloo waroo jiitu di fay ay nit naa leen demal saagal ma ay nit rawatina rek nga nekk président de la République c'est-à-dire Macky Sall fi mu wàccee fonction présidentielle au Sénégal gëwma ni mun nañu atteindre ci loolu fi mu wàccee fonction présidentielle di woo nit ñi palais parce que mën ngaa saaga ñaata nit la recevoir palais lan mooy seen mérite saaga li waa ji ne en fait li expliqué yëpp Macky Sall a un problème avec son passé je crois il a un problème lui avec son passé et il essaie de prendre une revanche sur la société moo tax respecté wul kenn ku dul Macky Sall ci boppam keneen ku dul Macky Sall jàpp na ni doo nit soit nga ànd ak moom da nga koy ndunguru wala mu jaar ak yow fu ñëpp xam wala nga ne yow d'accordu maak moom ci ni mu yoree réew mi mu ne faw ma tëj ko kaso loolu mooy Macky Sall kon fi mu wàcce institution yi fii institution présidentielle au Sénégal kenn mësul egg foofu léegi nag li may wax sénégalais yi mooy doonte Macky Sall institution la ab nit la yor njaboot yor soxna yor ay doom buñ ko tuddee ci am bu mu jàpp ni du anam bu jaadu ni mu koy méttee na xam ne ñi muy fay pour ñu dem saaga nit ñi ñooñu muy saaga dañoo yor njaboot yor ay soxna yor ay kër am image bu ñu war a défendre
kon kilifa yi laay waxal parce que sëñ Abdou Bara Dolly dafa am balaa politique di ñëw dafa am fu mu bokk di kilifa. li ñu bëgg a gëmloo kilifa yi mooy sëñ Abdou Bara Dolly dafa wax loo xam ne lu rëy rëy la moo tax ñu jàpp ko loolu amul politique moo tax ñu jàpp ko. élection bii ñu dëgmal te mu bokk mu nekk tête de liste Touba ñu xam ni buñ demee duñu mun a gagné moo tax ñu jàpp ni suñ ko jàppee ba élection yi passé dañu wàññi suñu doole. anam gi ñu ko jàppee it jaarul yoon parce que loi dafa ne constitution moo ko njëkk a wax règlement intérieur de l'Assemblée nationale doo ko reprendre. député munoo ko jàpp lu dul jàpp nga ko en flagrant délit mooy ba muy def nga ko fekk muy def lu dul yoon nga jàpp ko wala mu def ba pare di daw clameur publique poursuivre ko nga jàpp ko ci anam googu mun nañu d'accord ñoom ñu ne dañ ko jàpp ci flagrant délit te gannaaw def naa ëllëg sa wala gannaaw ëllëg sa lañ ko dem jàpp donc loolu dootul lu tooy nga ne jàpp nga ko flagrant délit mais flagrant délit da nga ko war a juger ci nu mu gën a gaawee mooy flagrant da nga ko war a présenter devant le juge ñu juger ko te li ci ëpp sursis lañ lay def nga bàyyi mais jàpp nañ ko ci flagrant délit dem ba ci biir procureur bii doon wax sànq nga xam ne moo yées Serigne Bassirou Gueye c'est procureur bi moom dem ba ci biir daal di bind juge d'instruction ne bëggatuma nga yóbbu ko flagrant délit dama bëgg nga ubbi instruction pour rek ñu mun koo téye juróomi weer juróom-benni weer juróom-ñaari weer loolu du yoon wax naa keroog Moustapha Niass bu doon président assemblée nationale bu baax la mooy dem génn ji Serigne Bara Serigne Abdou parce que téye buñ ko téye jaarul yoon ci jamono jooju nit taxaw na fii ne nañu rey Ousmane Sonko tey mu xëyaat ne li ma wax feddali naa ko ana procureur bi doon wax sànq naan waaw li xew ci dëkk bi anamu moom su yi taxawee dossier 94 milliards OFNAC def na rapport am ne ko ñii dañoo sàcc xaalisu réew mi Ousmane Sonko wax na dëgg nañ leen poursuivre ana procureur ci jamono jooju kër yi ñu fekk ay milliards ñu tëj ci ay néeg ana procureur ci jamono jooju gis ngeen injustice bi nekk ci dëkk bi fi mu ñu jëme te musul egg ndimbo mi nag musul am ñuy jàpp ñiy luxus xaalis ku ñu jàpp daal ku ñu jàppoon mu tëral di ko rendi te ànd ak Macky Sall bu yóbboo nga xam ne yow tu n'as rien à craindre li ñuy wax nii nag su may wax ay menace de mort ma leeral ko xam nga ay dessin animé yu naan dañuy def menace de mort ñun loolu nit ñoo xam ne matuñu sax nit naan dañuy def menace de mort waxuñu ko parce que daf ñoo yëngal mais dañuy interpeller kii nga xam ne moo toogoon sax di wax ay waxu daanu ci saret lii lu leer naññ la lu ñëpp teg seen bët te yëkkatiwul benn baaraam loolu moo xew Sénégal ñaareel bi ma bëgg a wax xaw a réussir nag tuuti mooy fexe nañu ba nit ñi waxatuñu nii Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection yi waaye ñëpp ñi ngi naan Yewwi dafa war a bokk ma delloo si xel yi ci lenn conseil constitutionnel forfaiture bi ñu def li ci gën a garaaw du sax ñu ne liste titulaire Yewwi Askan Wi warul dem waaye le fait que ñu fexe ba dugalaat Benno Bokk Yaakaar te boobu jamono Benno Bokk Yaakaar ay parrainage am ëpp na muy benn parité am respecté wu ko loolu gën a garaaw ci li conseil constitutionnel def ces 7 charges là c'est des criminels li ñu def c'est un crime loolu moo gën a garaaw que sax le fait que ñu ne ñun suñu liste titulaire nationale du dem kon dama bëgg ñu delloo ci xel yi ci loolu balaa ñu naan suñu liste nationale dafa war a bokk coow li yëpp mooy Benno Bokk Yaakaar waruloon bokk ci élection bi parce que keneen ku mu doon listam doo bokk ci élection bi ñaata nit la ñu téye parce que nee nañu seen parrainage matul yoon dafa ne parrainage bi bu manqué benn munoo dem bu ëppee benn munoo dem Benno Bokk Yaakaar ëppale benn depuis quand conseil constitutionnel nga xam ne c'est le juge de la conformité à la constitution naan l'arrêté de ministre depuis quand le conseil constitutionnel est le juge de la conformité à un arrêté ministériel. C'est une honte. C'est une honte ce que la magistrature est en train de faire dans ce pays. Et j'interpelle l'union des magistrats. Bu dee dese na leen lenn su dee dese na leen lenn ci dignité ak ci probité
nañu jóg wax ci ñoom li ñuy def ñoom magistrat yi ci réew mi bu dee nag dañ ñoo bëgg a gëmloo ni justice amatul desetul dara lépp a ngi ci loxo Macky Sall ñu xam ni on a un pouvoir exécutif amuñu judiciaire amuñu législatif pouvoir exécutif la ñu am boo xam ne ay juges yu koy jaamu la ay fonctionnaires yu koy jaamu la looloo fi des ci réew mi. et donc ñetteel bi ma bëgg a wax mooy arrêté préfet bi li préfet def dafa symboliser li ñu def suñu administration léegi li des ci administration li gouverneur laa bëgg a wax sax gouverneur d'abord parce que le gouverneur de Dakar ku ma xam bu baax la maag moom ñoo bokk promotion ENAM chaque 5 heures ñoo doon footballeur terrain ENAM xam naa ni ku baax la waaye Alhassane gis nga àdduna yenn saa yi nga jël sa responsabilité ñu affecté la feneen sax moo gën nga nangu ñu associer sa tur ci njombe yu mel nii moom gouverneur Alassane Sall sama frère la je le connais xam naa nit ku baax la l'esprit noonu lañ ko doon wooye bi ñuy football l'esprit waruñu laa wàcce ba ci lii rafetul carrière jarul yenn yi nit sa dignité ak sa diggante ak sa borom amul lu ko war a jar lu dul ay carrière Macky Sall wax na Antoine Diome wax na et cetera parce que moom ci boppam ñu signé la loolu xam na ni article bi ñu wax yéen journalistes yi la jublu te pourtant yéen journalistes yéen a ngi ni di couvrir suñu conférence de presse bu meeting amee di ngeen ñëw article bi amul benn rapport avec la liberté de manifester ou de se regrouper amul dafa ne période préélectorale bi yéen waru leen couvrir propagande électorale ñoom suñu cohérent ak ñoom te yéen ñëpp dañ leen war a ñëw roñ kon moom Alhassane xam na ni liñ ko signaloo te wër na ma sax dañoo bind rek ne ko signal mu signé xam na ni lii dëppoowul ak yoon waaye c'est à ça que notre administration est réduite et c'est triste réew mi bu ñu koy defaraat justice ak administration la ñuy njëkk a jublu ay réformes parce que justice bu nërmaloo ci réew rek dara desu fa lépp mun na nërmalu ci réew ba mu des justice te soo waxee rek ñu làqat waaye l'institution judiciaire nangam les plus grands ennemis de l'institution judiciaire sont dans la magistrature loolu mooy dëgg kon arrêté illégal mënul servir de base à une interdiction préfet bi li mu def tey mënul légal parce que préfet bi ñaar la wax bu njëkk bi mooy menace de trouble à l'ordre public saa waxuñu nag menace de trouble à l'ordre public bi lan la de xam naa MFDC mooy ñëw ak toutes ses bases à la place de l'obélisque peut-être que sax Macky moo leen di jox kaar ñu ñëw lan mooy menace à l'ordre public ñun di semaine ba le def nañ fi manifestation dara yënguwul manifestation bu mucc ayib ñu pare ramasse mbuus yeeg yëpp defaraat place ba mu rafet nit ñi ñibbi moo tax d'ailleurs li ma wax léegi gis ngeen procureur il faut Yewwi Askan Wi déposer une plainte contre le procureur parce que ñu def manifestation ay une semaine coow amul dara amul nga toog ba tey ne ñu suñu manifestation boobu insurrection la woon est-ce que procureur bopp bi yuur bi normal la ñu def seen manifestation une semaine plus tard dara yëngatuwul pétard sax dégguñu ko nga jékki-jékki inventé say ay histoire ne manifestation bi insurrection la woon ana les signes de l'insurrection kan la ñu xeexal fan la ñu dem est-ce que dañoo déloger palais est-ce que ana signe insurrection loolu mu ñu jiñ nag on va demander à nos avocats de préparer on va déposer une plainte contre tout parce que toog yor fonction rek foog ni lu ne mën nga ko teg ci deru nit ñi dafa yomb procureur waxul dëgg xam na ni insurrection amul te nous l'interpellons personnellement parce que dafa am loo xam ne nit su koy def mun nañ ne c'est des actes et des propos détachables de sa fonction procureur du lii li mu wax tey politique la bu ñu waxee loolu ba pare nag dañuy wax sénégalais yépp que suñu manifestation gannaaw ëllëg maintenir nañ ko duñ ci changer lu toll ni tarfata ay manifestation bi
maintenir nañ ko, duñ ci changer tarfata ay man dama ne sax est-ce que waruñu koo dem defi place de l'indépendance waaw est-ce que waruñu koo defi place de l'indépendance duñ ci changer dara dinañ def suñu manifestation